salaamaaleykum. maaleykum salaam. sama gars yi ziare naa leen. ba yéen a ngi ci jàmm bu baax. ça va bien. soxna si ñoo ngi lay nuyu. ba yéen ci jàmm bu baax. sama caméraman Pape Moussa. soxna saa ngi nii nekk jàmbaar ci li muy def nekk dóorkatu waar mu ñëw nag tey wane beneen facette ñu wan leen ne jigéen moomul kese toog jigéen ci waar yëpp la war a mën a nekk soxna si ñoo ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay. tur bi nan la. Aïssatou Diouf ñu gën ko xam ci ayu dafa mel ni noonu la de. waa xoola Pape Moussa dañ koy bàyyi mu daal di wan jigéen ñi ne fayet yemul kese si góor kaay wan ñu liggéey bi nu mu fay demee. nettoyé ko. après ñu doogay xool yeneen yi ñu si def. waaw waaw balaa ñuy dugg ci loolu noonu Aïssatou mën nañu xam kañ nga dugg ci métier bi. métier bi maa ngi si dugg si kii bi si confinement bi. confinement bi nii kon yàggoo ci lool. yàgguma si bu baax. lan moo la ban amour nga def ba dugg ci métier bi. damaa toog ñu ma war a jàngiwuma ñu tëj école yi. tëj ma war a dem entraînement defuma dara. ma ne le temps que may toog naan damay toog di xaar confinement bi commencé waan ma doogay jàngi ma ne du ma def loolu damay toog am lu ma def ma xool ne xaar ma def mécanique ndax mécanique heure boo demee di nga am loo def foofu. léegi ma ñëw wax ak patron bi ne ko damaa bëgg a def mécanique. si après su ma commencé mécanique après damaa war a commencé waa jàng mu ne ma waa garaaw. tegal foofu noonu sa baaram ci jàng beeg damaa bëgg a ñëw def mécanique ak yooyu yëpp wala commencé liggéey bi ñu xool Aïssatou nan la mënee. léegi branché nañ ko si moteur bi. dañ kaa branché pour mu nettoyer moteur bi ak catalyseur bi. pour mu dem direct si échauffement bi nga xam ne dina mën a nettoyer moteur bi. après suñ paree ñu doogay mën a xool nettoyer jéem a vider oto bi. oto bi moom lan mooy problème am. problème dañ kaa war a vider. dañ kaa war a vider vidange nga nekk di def nii. yow Aïssatou sànq nii dama dégg nga ne ci confinement bi yàggul dara nga ne ci nga dugg ci métier bi nan nga def ba maîtriser lii nii ngay def. waaw damaa ñëw rek concentré aussi xam ne lii nii métier moom dara yombul. loo bëgg soo si concentré woon soo si bëggee génn da nga siy génn. yow ban niveau nga nekkoon di def ban niveau classe ban classe nga yem maanaam. terminal laa doon def. terminal nga waroon def bac. ci confinement yi nii ñu tëj école yi ci da nga découragé da nga bàyyi carrément ñëw ci mécanique bi wala. non découragé wu ma sax. dama ne le temps que may toog ne di xaar ñuy école yi di tijjiwaat naa dem dugg si mécanique bi. su ma jàngee am bac mun naa kaa ànd ak moom su ma jàngee tamit su ma amul bac mun naa kaa defaat ba génn si daal. yow tey jii nii instant bii nii tey la jour ordinaire la xale yaa ngi ci classe yi di jàng. te yow instant bi demoo jàngi nga ñëw fii ni mécanique bi jàppoo ne mécanique bi nii ngay def nii dina yàq jàng bi wala moom muy dem bàyyi jàng bi mu des ginnaaw. déedéet du yàq jàng bi. lu tax tey jàngi woo. non man am naa bac université laa nekk. ah ok am nga bac. dañ ma orienté université virtuelle du Sénégal. ok su ma jàngiwul defuma cours en ligne. naa ñëw suivre mécanique. je pensais que ni yow instant bi yaa ngi niveau terminal defagoo bac. def naa bac tu cumules les deux maanaam. am na solo comme bu leen fàtte ni yéen a ngi ci seen site internet Yoor TV comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek dañoo ñëw fii nii ci garage Docteur of Motor fekk fi ab xale bu jigéen bi nga xamante ni de son vrai nom Aïssatou Diouf mu nekk jàmbaar gis ngeen yëf yi man xaw ma sax nu mu ko defee nii ba bis ko affaire yaa ngi clignoté mënuma sax comprendre Aïssatou instant bi lan moo des ci oto bi. léegi dañ koy bàyyi dans 15 minutes 20 minutes. ñu nettoyé après ñu bind ko rek
ngeen dindi ko rocc ko après boo leen ko dindee rocc ko lu ci des. ñu jéem kaa vidé. parfois yow di nga dem ay dépannage wala dara. waaw parfois ma ànd ak kenn mu ñëw mooy dépannage. en même temps yow da nga ne yàggoo ci métier bi yow da nga ko maîtriser carrément wala dañ lay jàngalaaleel en même temps. dañ lay jàngalaaleel en même temps. dañ lay jàngalaaleel en même temps. Aïssatou yow parfois nii ni ma la fekkee nga sol sa tenue def ay njañ ci biir mu rafet tabarkàlla yow parfois sa moroomu yeneen jigéen ñi bu ñu la gisee doo am complexe wala nga xaw a am tuuti kersa ci lii ngay def. déedéet complexe amul. soo complexé li nga bëgg sa àdduna doo ko am. te bu fekkee ne yow da ngaa bëgg a réussir dans la vie. il faut nga jëm nga def loo xam ne si doo si complexe. bu fekkee man damaa complexe li may def. kon mun naa kaa bañ a def ma bàyyi bañ a jël kii bi ne métier bi ne moom laay def. xanaa da nga nekk soutien de famille moo la dugal ci lii. non nekkuma soutien. waaw lu tax nga doon daw nag teel a bëgg koppar dugg ci mécanique bi yow lii lu mu doon. dara taxul. damaa bëgg a damaa xam li ma war rek. bëgg ëllëg su ma tollee si li ma war a nekkee soutien de famille. ñoo xam ne kii dafa teel a nekk soutien de famille teel naa jër waa yoonam pour xam li mu bëgg. bëgguma toog rek di xaar sama yaay naan ko yaay jox ma lii wala papa jox ma lii di ko xaar chaque jour naan ko jox ma lii su yàggee dootuma joxati. yow nekkoo jigéen bu dépendante maanaam lan ngay wax sa moroomu jigéen yi nga xamante ni defuñu seen àdduna lu dul tëdd jug tàllal loxo xale yu góor yi ñu jéggal ma lan ngay wax ñooñu noonu. ñoom maa leen di wax rek pour ñu dem xooli lu ñu def. pour réussir dans la vie. il faut ñu génn xool lu ñu def. y a pas de sous-métier. métier hasardul benn métier hasardul. loo bëgg te gëm ko rek. soo si concentré wu dañ siy génn. maa ngi leen di wax rek pour ñu génn góorgóorlu. bañ a dépendre si benn góor wala si seen yaay de trop. il faut ñu génn dépendre si seen bopp. ak ki leen di dimbali pour ñu xam fi ñu jëm. Aïssatou ma laaj de loo xamante ni dina xaw a doy waa tuuti am nga copain wala am nga borom kër. amoo borom kër. dafa mel ni ci nii nga nekkee ni soxla woo ci yooyu dara nii. ana patron bi xam naa ne dina am ay témoignages yi nga xamante ni dina ko mën a wax ci Aïssatou Diouf après ñu daal di yegsiwaat ci question boobu moom ma la laaj sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. sant yàlla bu wér. tur bi nan la. Mass Amis patron d'Erneville. tur bi am na solo tey jii yow yaay patron wu Aïssatou Diouf mii ni ñu koy gën a woowee fii nii ci garage bi ayu mën nga wax ci moom quelques témoignages. waaw li ma mën a wax ci moom mooy fii la te aussi ko gëm boppam la. en même temps li mu gëm mi ngi koy def ba léegi parce que élève la su jàngul day dox ndànk ñëw mënoon na toog seen kër di plané comme ay moroomam mais defu ko day ñëw pour dóor waar pour xam ni moom dafa am lu ko war a ëllëg loolu tax muy ñëw di dóor waar. moom nee na étudiante la mu ngi nekk université virtuelle bu Sénégal ba mu toogee ñu tëj école yeeg yooyu noonu dafa ñëw expliquer la ne dafa bëgg a def mécanique yow ba mu ñëwee expliquer yow ban réaction nga am. waaw yàlla dafa def nag moom jarbaat la ci ñun. yàlla dafa def jarbaat la ci ñun. ñu tollu atelier bi atelier am la. këram la ñëw daal. di gàttal ci këram la ñëw. ci këram la ñëw waaw moom ci këram la ñëw. am njàmbaar la ci liggéey bi maanaam njàmbaar la ci liggéey bi en même temps. foo amul kii mooy patron amul sax moom ci gàttal. moom passe partout la ku mu gis mi ngi dóor waar soudeur beeg électricien bi. dem na sëgg di xool. macha allah waaw parce que loolu tamit. nu ma ko xamee moom ayu moom ku baax la te ma fan ko itam si benn côté. ndax li muy def nii si mécanique bi. loolu jigéen ñoo xam ne ñoo koy def. te bu mu ñëwee ba tey tamit amul benn problème si ñun. te amul boo xam ne itam am na patron. naan kii mooy sam patron kii mooy sam patron. ñëpp daal la yemale. di góorgóorlu yi tamit te chaque jour itam bu xëysee. balaa muy def lépp lay xool. fu ñu toll kuy liggéey mu dem fa. ku mu fekk si grand frère yi tamit nuyu ko xam nga. naa ngi bëggee moom pare continuer. jàmbaar la waaw jàmbaar la waaw lu ma mënta wax moom jàmbaar bu baax la. lan nga koy conseiller en tant que grand frère. moom instant moom mu gën a góorgóorlu. xam ne moom. métier moom amul pertement boo mënul dem si mécanique bi mun nga dawali. te moom itamit gëm naa ne moom mun na dem si mécanique bi. macha allah mun na dem si lépp daal. waaw maa ngi koy ñaan tamit xam nga ñaanal ko yàlla tamit mu. fii laa nekk ci garage bi Aïssatou suñu doom la suñu jarbaat la. fii la dëkk ci ginnaaw école bi. depuis muy nekk xale suñu loxo la juddoo. mais ni mu mel nii. du hasard. parce que dafa mus a sawar. ndeysaan waaw bokkul ci xale yu jigéen yu feeñaa yi nga xamante bi lu ñu soxla rek dañ koy jooy wala ñu koy tàkku ci dara. foo ko fekk rek ni mu mel nii la mel. macha allah waaw amul dara lu muy bëgg wala lu muy bañ loo xamante bi ci lu ñaaw la. mu ciy teg tànkam non. ci loolu lañ ko xamee. muy élève boo xamante ni am na bac. billaay wallaay léegi loolu la ma wax
am bac nekk fii di bërëngu ci ron oto yi ak xale yu góor yi yombul dëgg la teewu ko nag mu am fulla am fayda xale yi ngay gis ne amul ku ko ciy dépassé centimètre dëgg la amu ci amul ku ko ciy wax lu ñaaw wala nga seq ko ak moom amu ci waaw li ngeen mën a wax moom mooy xale bu am jom la ndax yàlla dafa dogal mu nekkoon ci école bi di jàng bi Covid bi ñëwee ñu arrêté jàng bi yàlla dogal ci at bi mu war a def bac bi gars yi tijjiwaatee reprendre après ñu woo ko mu ñëw yeggali jàngam yàlla dogal mu am bac mais avant loolu dafa ñëw fii doon jàng métier bi yàlla dogalee mu am bac nag ci la dellu siwaat mënoon na dem na defi jàngam mais dafa ñëw pour yeggali bac pour am métier bi mais ci loolu moom sax na ma ni orienté nañ ko mais teewul orientation bu mu génnee dafa ñëw fii di def métier bi pour wane ni rek moom ku am jom la ku am pas-pas la ku bëgg li muy def la macha allah ndax bu ko neexoon tamit mu def yeneen jigéen ñi def Pape Moussa ba tey jii ñu ñëwaat ci Aïssatou Diouf mu yeggali li mu doon def Aïssatou lan moo des ci oto bi fi mu ne nii instant bi ci des mooy liquide bi jeex su liquide bi jeexee débranché ko jéem kaa vidé waa Aïssatou tey jii nii dégg nga témoignage yi nga xamante ni sa patron wax na ko say naataangoo wax nañ ko lan nga siy teg yow. ah xanaa ñoom ñoo baax rek ñoom ñoo ma jàpp rek man maa presque maa fi mujjee ñëw waaye bi ma ñëwee. dañ maa jàppee doom jàppee ma jarbaat ñu jàppee ma rax ñu jàppee ma mag. su leen neexoon ñu bañ kaa def. mais dama ñëw rek ñu ne ma ah yow kaay. instant bi lu ma bëgg man maay bañ. mais man maa leen ne. liggéey laa bëgg lii ngeen may defal lii ngeen may liggéeyloo ma koy liggéey bëgguma ngeen am kersa si man pour ngeen bañ maa liggéeyloo kon li ma bëgg duma ko mën si li ma bëgg duma ko am mais il faut ngeen may liggéeyloo liggéey yu metti yi may xam ne métier bi lii la laaj pour ma koy def. lan ngay conseiller sa moroomu ndaw yi tey jii nii ak surtout xale yu jigéen yi ci mois de mars bi. maa ngi leen di conseiller pour ñoom ñu génn xam ne tëdd ak jóg amul njariñ bu ñu toogee di xaar ku leen dimbali ki lay dimbali chaque jour su yàggee da lay jéppi dëgg la su yàggee dootu la bëggati gis ma leen di ñaan rek ñu génn góorgóorlu génn ku nekk métier bi méttiwul boo si concentré woo rek da nga siy génn facilement di leen wax rek ñu génn góorgóorlu ku nekk boo mënul def lii sax nga dem xooli leneen loo def ndax métier yu bëri nañ métier yu bëri am na di leen ñaan rek ñu génn ñafe góorgóorlu pour réussir seen vie. lan ngay tàggatoo. maa ngi di leen di ñaanal ñu ma fi fekk di ñaanal ñëpp ndax ñoom bi ma ñëwee ba léegi jàpp nañ ma bu baax di ma liggéeyloo di ma jàngal métier bi ni muy demee di ma defal lu bëri daal yóbbu mënumaa tudd kenn ku ma tudd rek damay fàtte ñeneen maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm mag ñeeg ndaw ñeeg xale yeeg ñëpp maa ngi leen di sant mënuma tudd kenn ndax su ma tuddee kenn damay fàtte keneen. xam naa kontaan nga tey jii tabarkalla parce que liñ la conseillé am na solo lool waaye tey jii ma fàttali leen ñu ngi fii nii ci garage off moteur Diamaguène Sicap Mbao ñoom dañuy def mécanique générale dañuy defar lépp vidange defar oto lu ci mënti ne képp ku bëgg soxla seen contact rek da ngay ku bëgg ñu defaral la li nga bëgg ñu defaral ci sa oto da ngay composé ci 77 508 75 waaye dañuy gërëm nag tonton Bada Mbaye mi nga xamante ni moom moo ñu booleeg waa garage bi di ko gërëm bu baax muy directeur centre Seynabou Ndiaye ñoo ngi lay gërëm bu baax ngërëm li fuñ ko natt rek wees na parce que wax dëgg yàlla ay ndaw di liggéey nga jàpp ci doon mag toogoo nga di ñu jàppale ñuy wax nag waa secteur bi li ko dalee postu Caaroy jëm Tëngéej fépp képp ku am émission wala nga bëgg ku ñëw ci sa place interviewé la da nga ñuy contacter tonton Bada Ndiaye moom moo ñu nekkal fii nii tonton Bada Mbaye autant pour moi moom moo ñu nekkal fii nii ngeen contacter ko ci 77 505 07 28 ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen suñuy ami internet Yoor Yoor TV ku ci bëggati émission bu mel nii nag n'hésitez surtout pas mën nga ñu contacter ñu ñëw def ak yéen tey nag ñuy gërëm bu baax a baax ayu jàmbaaru jigéen gi di wax nag ndaw yi na ngeen ko bàyyi xel di leen jox rendez-vous à très bientôt ci seen site internet Yoor Yoor TV